nuyu nañ leen yéen internautes yi min ngeen hashtag bi boole leen ci léegi hashtag midi plus muy sunu net Facebook Twitter wala Instagram heure li xew ci biir internet bi tàmbali na ñu yeggalee ak li gën a fës ci réseaux sociaux yi surtout hashtag bi nga xam ne tey mën nañ ko jàppee semaine bi ñu génn yëpp ba léegi fi mu ne nii mooy def tollé ci réseaux sociaux yi mooy challenge Photolab fi mu ne nii moom la ñëpp di def gis nga statut WhatsApp yi Facebook Twitter Instagram lan mooy challenge bi xam nga internautes yi parfois ci jamono ji dañuy jékki-jékki rek créer benn challenge Photolab nag mooy day jël sa photo daal di koy am nu mu ko defaraate mu mel ni dessin mu nekk lu rafet pour ñenn ñi gis nañ ni voilà bu Bouba Ndour a ngi noonu gis naa ni tey ñu ci bari dugg nañ ci Ousmane Sonko gis naa bu Wardini maire Dakar gis naa kii Elimane Ndaw la waaw bu Pape Cheikh a ngi noonu internet yi def nañu comme ni mu demee ñii ñeneen ñi tamit ñi ngi def pour ñeneen ñi am na ci yu doy waar nag gis naa léegi benn internet nee na lan moo xew Facebook xanaa tey journée dessin animé la pour dire que ni voilà ñeneen ñi tamit seen Photolab dafa nekk loo xamante ni voilà yu xaw a ñaaw la quoi pour ñenn ñi mais comme ni mu amee yu rafet am na yeneen yoo xam dafa doy waar gis nga ko noonu ku nekk ngi def sa Photolab fi mu ne nii même Twitter daf ci bokk fi mu ne nii hashtag bi Photolab la ku nekk ngi partagé fi mu ne nii lii xew ci réseaux sociaux yi mooy def sa photo daal di koy modifier mu mel ne dessin fi mu ne nii envoyé leen ñu seen ay Photolab ak hashtag bi sunu net wala midi plus Facebook live YouTube live Instagram live ñi ngi ci réseaux sociaux yi même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité commentaire ci sunu chaîne YouTube bu télévision Futur Média bu ñu jógee ci loolu ñu jàll ci actualité bi mooy déclaration wu kii nga xamante ni mooy xalif général des Tidianes yàlla na fi yàgg te wér Serigne Babacar Sy Mansour ci ubbiteeg jumaa yi fële ca Tivaouane gannaaw ñaari at mën nañ ko wax daanaka yoo xam ne dafa tëju woon li ko waraloon mooy Covid bi extrait yi nag internet yu bari tàggee nañ ñu ci ngir ñu partager ko comme ni ngeen ko gisee ci édition yi ñuy daggal leen ci benn extrait bu am solo ngir rek informer internet yi ak téléspectateurs yi. nee na léegi nag Tiwaawan la ñu nekk. ñun kat ñu ngi ubbi jumaa yi waaye ñun ñii Tiwaawan la ñu nekk. jumaa ji fi nekkoon. jumaa ji nga xam ni mooy al jaami al atiq bu Mawlana Cheikh El Hadj Malick. dafa nekk ci chantier. al jaami al atiq dafa nekk ci chantier fi mu nekk nii. ñëpp xam nañu loolu. nee na ñëpp it xam nañu loolu. xam nañu ne kenn mënu ci julli. kenn xam nañu ni jamono jii kenn mënu faa julli. waaye sutura yàlla am na. waaye nag sutura yàlla am na. sutura si moo di. sutura si moo di. jumaa Serigne Babacar a ngi. jumaay Serigne Babacar radiyallahu anhu mi ngi fi. ku dégg zawal. ku dégg zawal. demal ci jumaa jooju. demal ca jumaa ja julli ji. jumaa rek ngay wut. jumaa ngay wut. jumaa ngoog. jumaa ngoog. juma. voilà mi ngi noonu donc c'est officiel loolu lu am solo la moo tax réaction internet yi comme que émission bi c'est interactive ñun dañuy jël daal di partager li nga xamante yu ci bari dañ koy booleeg hashtag midi plus ngir ñu joxe information yu wér te wóor lii benn vidéo la kenn di ñuy joxle ay xibaar yu am solo ci jumaa ji nga xam ne ñu ngi koy defar foofu ca Tivaouane mais surtout bisu ubbite gi ak ni ñu koy xaaree vidéo bi tamit mi ngi def buzz ci TikTok bi. yàlla def ñu fekk. Aïcha mi ngi noonu liggéeyu jumaa yi Cheikh Seydil Hadji Malick gis ngeen gars yi ñu ngi monter coupole yi boobu pare na. ñi ngi ci bee nee naa leen fii ak janvier ciment doodu ci am yoon lépp finition lay doon incha allahu taala nee naa leen le 27 juin fekk Seydi Hadji Malick war a am téeméeri at ci biir suuf ñu jël jumaa ji nag inauguré ko yàlla na yàlla def ñu fekke ko total ko sëñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes yàlla nga ko ubbi te julli ci bi jaay Cheikh Seydil Hadji Malick ku bëgg Maodo partagé. ñu ngi koy xaar yàlla nañ ci yàlla yóbbule ci jàmm ñëpp fekke ko kenn bañ a manqué loolu am na solo YouTube taxawaayam mais surtout ndaw ñu bari fi mu ne nii ñi ngi créer ay contenu xaaruñu am beneen liggéey surtout ñi nga xamante ni ñi ngi def ci liggéeyu internet ak téléphone portable yi def ay vidéo montage def ay contenu am solo lii benn question boo xamante ne ay internet yu bari ñoo ñu ko posé woon ci suñu plateforme Facebook live YouTube live Instagram live moo tax tey saa su ne ci émission bi dañuy waxtaan ak ay borom xam-xam ñu ci joxe ay explication yu leer tey nag ñu waxtaan kii di Georges Lamine Diop mu waxtaanee ñu jox ñu explication ci nan la ñuy def ba monétiser sa chaîne YouTube xam naa ni tey ñiy fas yéene suivre intervention bi dina bari ñu dégtal leen ko. monétisation compte YouTube mooy souvent le fait que yow boo amee compte YouTube nga fay dugal contenu que YouTube et la régie publicitaire de YouTube que yow ñu doy mën a fay ci publicité yi nga xam ne ñu ngi koy jaarale ci sa biir contenu donc maintenant loolu noonu boo bëggee pour mu am YouTube dafa nekk instant bi ci logique boo xamante ne
l'idée c'est que toujours les chaînes yi nga xamante ne de chaînes de qualité ak les chaînes yi nga xamante ne ils sont suivis puissent être les chaînes yi nga xam ne ñoom ñooy am monétisation. Donc pour que ça puisse se faire, YouTube demande un minimum de 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés déjà pour la base pour ñi nga xamante ne ils veulent participer au programme de monétisation. Su dee am nga 4000 heures de visionnage yi ak 1000 abonnés, il faut lier après ton compte YouTube ak un compte AdSense valide. Voilà. Donc en faisant cette liaison boobu noonu day tax yow lu ñu la war a mën a fay ci AdSense bi dañ koy fay. Il faut toujours après les autres choses à faire c'est que yow sa compte YouTube bi ci boppam nga valider ko et que au niveau des informations personnelles que ça soit complété. Mais le plus important c'est la liaison, c'est d'atteindre déjà les 4000 heures de visionnage, les 1000 abonnés et de faire la liaison avec son compte AdSense. Pour ouvrir son compte AdSense c'est sur YouTube AdSense. jaajëf, mën ngeen xool replay bi ci TFM chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias. Bari na ay téléspectateurs yoo xam ne émission yi ñuy raté d'habitude ci en direct live yi dañuy dem ci replay bu télévision Futurs Médias daal di seetaanaat émission yi rawatina Midi Plus ak li xew ci biir internet bi. Jaajëfal bu baax Georges Lamine Diop ci explication yi Google AdSense mais surtout ak ni ñuy def ba activer lii di monétisation ci YouTube bi. Bari na ci ay ndaw ñi nga xamante ni dañu bëgg di créer contenu de qualité, surtout ça loolu dafa am solo ñu koy gën a conseiller ndaw ñi. question yi ci émission yi la bokk kii kan la ak suñu sponsor Jili CSB mi nga xam ni mooy sponsor ci lii di album bu bees bu Youssou Ndour bi. Moom sax d'ailleurs da koy joxe ku jënd foofu ci Samsung yu yees yi foofu nekk rond-point cité Kër Góor gi. Am na yeneen boutique yi diggante Colobane, Gueule Tapée, Parcelles Assainies yooyu yëpp boo fa jëndee da lay joxaale téléphone lii di album Youssou Ndour, nouvel album Youssou Ndour bu bees bi mbalax ak ay téléphones yu yees Samsung yi Fold yi famille Z bi yëpp. Jili CSB am na ko, di ko jaajëfal. Kii kan la bu ñu fi bàyyi woon mooy réponse bi bari nañu ko trouvé nag dafa mel ni gars yi dafa mel nañu ko doon xaar donte gis naa ñenn ñi naan non kii jaari la quoi te pourtant du jaari. Fatou Lamine Lo la Miss Sénégal bu 2021 moom lañ doon gën a xamale donte ñu ci bari partagé nañ ay vidéo partagé nañu biñ koy tabbal couronne boobu. Moom Fatou Lamine Lo mooy Miss Sénégal bu atum 2021 moom lañ defoon image cachée mi ngi noonu miin ngeen ko ci réseaux sociaux yi ndaxte elle est très présente ci Facebook, TikTok rawatina ci yeneen réseaux sociaux yi nga xam ni am na fa présence. Moo tax ñu choisir ñaar ñi Aïta Sène ak DJ Nico. Aïta Sène moom mën na ñëw fii ci télévision Futurs Médias jël si lowam yi nga xamante ni suñu sponsor moo ko fi maye di Jili CSB. Keneen ki moo trouvé jeu wu perroquet bi ñu fi bàyyi woon mooy question wu perroquet bi mooy DJ Nico. Nee na perroquet numéro 3 effectivement 3 bi la différence bi da nga koy xool ci bec bi ak queue bi. Moom moo joxe bonne réponse bi DJ Nico mën na ñëw jël si lowam fii ci télévision Futurs Médias lowu Samsung yu Jili CSB maye. Am na ci benn jeu bu ñu benn internet envoyé moom tamit lii dañ leen ko fi bàyyil ngir ngeen mën a joxe seen ay réponse même si émission bi jeexee ñu ne 8 yi bari na waaye am na ci yeneen chiffres yoo xam ne bokkul ak ay 8 ngeen noté leen bu baax ngeen daal di def li ñu tuddee encercler ko daal di koy posté waat ci suñu plateforme yëpp Facebook live, YouTube live, Instagram live. Ani image cachée bi wan leen kan moo nekk ci ginnaaw image bi ñuy wone continuer leen joxe seen ay commentaires kan moo nekk ci ginnaaw image bi ngeen di gis continuer leen commentaire Facebook live, YouTube live, Instagram live ci suñu plateforme yëpp commentaire yëpp ñu ngi koy gis ak équipe digitale bu télévision Futurs Médias. Bu jógee foofu ñu jàll ci beneen aspect bi mooy leneen loo xam ne mi ngi def buzz ci réseaux sociaux yi effectivement mooy coowal sénégalais bii di Maguette Ndiaye. Arbitre international la doon arbitré match bu am solo ci éliminatoire coupe du monde zone Afrique diggante Afrique du Sud ak Ghana fi mu ne nii nag pays anglophone yi ñi ngi ŋànk Sénégal comme ñun nañ ko dundee woon ci jamonoy lamte ak arbitre ghanéen boobu. Moo tax nag fi mu ne nii polémique bu rëy la jur ci image boobu wala vidéo yi nga xamante ni moom la gars yi seetaan ñii nee nañ am na penalty ñii nee nañ amul penalty. Voilà vidéo baa ngi noonu ngeen koy gis lu doy waar la fi mu ne nii nag pays anglophone yi ci mel ni Ghana ak waa Ghana surtout ñi ngi yuuxu fu ne d'ailleurs ñoom ci waa Afrique du Sud ci boppam ñoom nee nañ dinañ yóbbu ñii di yëf yi ci waa TAS ci boppam ngir mu décider ci jox ci ay yey ci yàbbi ci ndaxte ñoom gis nañ ni penalty amul. Moom nag fi mu ne nii yëf yaa ngi def buzz ci réseaux sociaux yi. Toujours dañuy des ci mbirum football ay action citoyenne ak suñu international yi ci mel ne Idrissa Gana Gueye ak association bii di For Hope
mu dem yóbbu ay matériels yu am solo ci fële ca ministère de la santé mu nekk lu am solo lu ñuy xaar ci sportif yi gannaaw Sadio Mané ak ni mu koy defee waa Bambaleek feneen ci réew mi kii di Gorgui Sy Dieng pareil Idrissa Gana Gueye def lu ni mel démb lu am solo la ñëpp a ngi koy partagé action citoyenne tamit ci émission bi la bokk Sadio Mané def na ko bu yàggul ak li mu defaat fële ca Bambali ndax dafa primé meilleurs élèves yu Bambali yi daal di leen jox ay ordinateur portable ak lii di 250 000 ku ci nekk ñaari élèves la ñu jël loolu nag lu am solo la loo xamante ni toujours internautes yi dañ koy féliciter di ko ci encourager bu baax a baax a baax footballeur wala xale yëpp bëgg a nekk footballeur lii test génération foot yi ñu doon def bërki démb doy na waar image yaa ngi nii ñu daal di koy dégtal leen yéen téléspectateurs yi. mi ngi noonu test génération foot yi ca Tëngéej ñëpp bëgg a nekk footballeur fi mu ne nii ñëpp bëgg a nekk ay Sadio Mané ñëpp bëgg a nekk ay Idrissa Gana Gueye comme ni ñu koy defee voilà seen rêve la yéen ñëpp yàlla mën na ko yàlla def nga réaliser seen ay rêve ci noonu lañ leen di tàggatoo continuer leen commentaire ci suñu plateforme yëpp Facebook live YouTube live Instagram live même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité dem ci suñu chaîne YouTube seetaan replay bi daal di ci commentaire ñu choisir ci ñenn ci internautes yi c'est une émission interactive daal di koy partager en temps réel jaajëfal leen El Hadj boo nekkee ci ginnaaw ma bàyyi la ak sa invité. ton ami Macky nee na gëj na la gis ma ne ton ami Macky nee na gëj na la gis ah oui. tu m'entends pas. on va se voir bientôt là. Vous allez voir bientôt oui tout de suite. Inch'Allah merci Inch'Allah. ñu ngi lay gërëm bu baax. à demain. Inch'Allah.